Sénégal gi yëpp dañ ni bu leen fi ngir yàlla bu leen fi indi ay plan d'action yu wuute maanaam SAEMS si génne CUSEMS authentique génne CUSEMS si génne SADEF génne ku ne génne plan d'action am ñu ne loolu baaxul pour la première fois donc kon ñu ne nañ fekk si jàngalekat ci li ñu bëgg transporteurs yi ñu leen inspiré quoi. waaw loolu am na quand même pour dire la vérité donc même si par exemple moi fii ci seen plateau taxaw naa fi lancer un appel à l'unité dëgg la parce que gëm naa man ni pour ñu mën a réussir li ñu bëgg ñun jàngalekat yi fokk ñu boole suñ doole te suñu boolee suñ doole am li ñu bëgg parce que leen ñuy jaay doole dafa ëpp Moustapha bi ci njëkk mooy poñ bi nga xam ne fu ñu waxee gouvernement bi mu ni moom rek la na poñ yi ëpp solo te boobu du ci wax mooy bi ñu wax ne nañ tiri ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi jàngalekat yi dañ ni poñ boobu moo ci ëpp doole kon boobu gouvernement mënu koo tegee ne fu leen waxee ñu ni ñoom amuñu mënuñu te bés bu nekk ñuy gis loo xam ne ña ngi koy def ci loo xam ne bu ñu jéemoo ne ay effort mën nañoo régler poñ boobu parce que ñu ngi def loo xam si ci alal ci yeneen secteur yoo xam ne poñ boobu mënoon na koo régler kon nag ñun leen jàpp mooy le système de rémunération Moustapha ñu ngi koy wax sénégalais yëpp dañu cee jaay doole système de rémunération mooy ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi dafa am loi bu ko tëral bu tudd la loi 61-33 moo wax nan la ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ñun ñu gis ni dañ cee bodd ci régime indemnitaire bi suñuy indemnité moo gën a néew fu boo jëlee indemnité de logement bi jàngalekat yi am ñen tollool diplôme ci biir fonction publique ñuy liggéeyal état ci leneen lan leen di fay mat na juróom-ñetti yoon yenn saa yi fukki yoon yenn saa yi li nga xam ne moom la ñuy fay jàngalekat yi yéen tollool niveau ci biir recrutement bi ci biir fonction publique ñu ni leen na kon loolu nañ ko tiiri jaarale ko yoon ku ci nekk li ciy àqam ak yelleefam jox ko poñ boobu mooy poñ bi gën a sonal état bi mais li ñu gëm ñun mooy jàmm day lalu ci dëgg grève bii gis nañ ni ñi ngi defi pexe naan signé nañ lii signé nañ lee mais point boobu tant que ñu ngi koy wër-wëral Moustapha jàmm du am ci njàng mi parce que poñ boobu mooy poñ bi gën a intéressé jàngalekat yi parce que nag poñ boobu lan moo tax état bi am jafe-jafe pour appliquer ko parce que état bi moom moo dem jaxase ni ñuy faye liggéeykatu nguur gi dafa dem jël ay secteurs yoo xam xëy na jàpp na ne ñoom ñoo koy jàppale ca nguuram te fonction publique waxul loolu fonction publique dañu moom ñi koy liggéeyal mi ngi mel ni borom kër parce que état mooy borom kër bu mag rek ñii dañ koy atteel ñii di ko fajal ñii di ko jàngaleel ñii di ko yoral kaaraange réew mi am loi bu leen tënk ñoom ñëpp wax ni nii lañ leen war a faye état bi jël loi boobu sànni na le di def lu ko neex di def séddale maam mooy sët yi wër ko ay doomam moo leen jur muy jox ko neex loolu état du doxe noonu boo amee sa ñeenti doom ku ci ne am doomam maam na ci kër gi maam bu ko neexee comme ay doomam a ko may xaalisam mu def xaalisam mu def ci nafaam ku ko neex may kooku maam la waaye nag état du maam état day jaaral lépp yoon tëdd njaaxaanaay. mais mënut a bañ a def arbitrage aussi ay arbitrage mënut a ñàkk. non d'autant que souvent li ñu la wax mooy enseignants yi ñoo gën a bari boo xoolee fonction publique ñoom ñoo ci ëpp soo leen bëggee jox le même traitement que par exemple magistrat wala ñeneen ak ñeneen day compliqué. mais loolu amul benn réew bu koy appliqué noonu Sénégal rek moo nekk def lu ko nekk Côte d'Ivoire gii defuñu loolu. d'ailleurs au contraire y a des pays yoo xam dañoo dem sax ba ñee jàngalekat yi parce que dañuy gis ne jàngalekat yi bu ñu leen joxee sax parce que dafa am yoo xam ne ñoom sax ay indemnités yu ñu war a am sax yoo xam ne yeneen liggéeykat yi ñoom mun ñu ko def parce que jàngalekat rek mooy wàcc ba na toog këram di ko nit liggéey d'accord léegi nag ñun leen jàpp mooy poñ boobu tant que état Sénégal réglé wu ko problème du jeex njàng mi pour jàmm am ci du yomb parce que ñun kenn c'est vrai que y a des problèmes comme les lenteurs administratives bala ñoo jot suñ acte avancement suñ acte intégration suñ acte validation sonn lool buñ ko jotee bu ñuy jot suñuy rappel ñu dem xàppati ko def ko ci ay impôts yoo xam tegul ci dëgg yooyu ay poñ la pré DMC yi tamit liñ ci waxoon moom gouvernement bi mi ngi andi ay yeexital parce que dañu woon day externaliser banques yi gaaw joxe pré DMC yi bu ko defee jàngalekat yi mayuñ leen ko mais ay prêts yu amul intérêt la te fonctionnaire yépp la concerné booboot yeexital am na ci bi ñu ko jëlee léegi amul benn décision bu ñu ci jël alors daam dinaa ñëwaat léegi parce que y a ça mais également am na ci ay jàngalekat yoo xam ne xam naa bu ñu fi toogee ba jóg fi te waxuñu ci dinañ ñu mere ñoo xam ne fan yëpp maintenant bokk naa ci ñi woo di leen wax ne di wax par exemple ne ñun dañoo defoon concours pare nañ ko war a dugg fonction publique ñi ngi xaar suñu ay OS lañ ko tudde xaw ma nu ñu ko tuddee seen yu demee noonu mais dina ci ñëw léegi ak grève de la faim yi nga xam ne gis nañ ko ci étudiants yeeg élèves yeeg alors Babacar Adama Mboup mi ngi ci téléphone am ba léegi mais Adama dafa mel ne dans tout ça quand même jàngalekat yi maa ngi wax ne transporteur dañoo teg
kii bi rek ñu jël dafa mel ne le front social en général depuis quelques semaines quand même fii ci Sénégal moom la ñu seetle dafa xaw a yëngatu trop déjà marche naroon na am tey ji ci àjjuma ji préfet moo ko interdire su fekkoon ne doxuñu ci woon ba ñi ko waroon def bàyyi ko ak li ma gis ci takk der tey ji ci Dakar d'ailleurs day ñëw sax d'ailleurs ay takk der ci Dakar mënoon naa jur lu ne alors lan moo tax ci sa yaakaar ñu jékki-jékki rek ci réew mi le front social commencé di bax comme ça. waaw sëñ Moustapha. mbir mi daanaka c'est mondial. c'est mondial. waaw fi mu ne nii féppay baax ñun ñëppay jéngu. ndax dafa am benn mag doyen Moustapha Lo. nii ne dañ toll jamono joo xam ni sa àq yëpp da nga koy foqarti waaw. sa àq da nga koy foqarti waaw dañu toll ci eeru dirigeant yoo xam ni moom daanaka àq yu bëri dañ ko mën a jox population bi. waaye ñu leen koy xañ ba keroog ñoom ñu foqartil ko seen bopp ñu wala ñu def pression bu metti gis nga gilet jaune ya ca France. est-ce que xam nga ni gilet jaune yi jur na 11 morts 22 personnes ñàkk nañ ci seen i bët patt nañ ci. am na ci 5 ñoo xam ni seen loxo dagg na ci. sans compter ñi ñu défiguré mais il a fallu que ñoom ñu def pression boobu ci Macron pour ligne ba mu bëgg a jël. nga xam ni te ligne boobu li ci ëpp. dafa am élite boo xam ni ca kaw ñoom moom seen i conditions seen i avantages day yokku kenn du ko laal ña ca suuf nag ñu naan leen def leen sacrifice bu yàggee. mu ngi mel ni rek marmite buy baax boo ko tëbee day tëb rek éclater donc yaakaar naa ni. vraiment loolu mën naa ñàkk. waaw bu doon répartition vraiment sage des revenus. buñ ko doon def dina am waaye da ngay tëb bu ñu nee ñoom dàmbooj sacrifié wu leen. waaye nga tëb dégg ni ministre yi yokkal nañ leen. généraux yi waa jënd ay oto ñoom ministre seen oto yi ñu ne 5 millions lañ koy jëndee oto yi jar xaw ma ñaata millions. oto yi jar ay 40-50 millions. ñu ñuy 5 millions lañ koy jëndee. mais loolu moo ci gën a ndaw. fi mu ne nii boo gisee dañuy oto bu am paan bu ndaw. duñ ko defar dañuy oto bu ñu jëndee 40 quelques millions. mais panne bu ndaw lay am ñu bàyyi ko fa pourquoi ñu koy bàyyi ndekete la koy defar matul sax 80 000. mais c'est pour buñ koy réformer 5 millions sax mooy bii daw waaye ba amoon panne bu ndaw nga xam buñ koy defar matul 80 000 te état jënde ko 50 millions. fa lañ koy bàyyi ba buñ koy réformer ñu jënde ko 800 000 wala 400 000 parce que dañ naa oto bu yàqu la donc vraiment. dafa am sagesse boo xam ni de toute façon di nga ko am ci nii mbaa nga am ko ci nee di nga am sa xel nga xelu liñ naan am na loo xam ni. da ngay xelu def ko mbaa nga xëlu def ko. mbaa nga xëlu def ko. waaw loolu moom moo am léegi. ci monde def ko ak sa sago mbaa ñu obligé la def ko nag ci sa sago moo gën est-ce que yaakaar nga ne du ma jël comparer li gilet jaune def en France ak li am fii Sénégal mais est-ce que am nga ne Sénégal est-ce que yaakaar nga ne Sénégal tey am na des organisations syndicales ou sociales yoo xam ne am nañ force su obligé état maanaam mu xelu def li ñu bëgg a def su fekkee def li ñu soxla ñoom su fekkee bëgg ko def ak xelam. waaw parce que ñoom bu njëkk. li tax amuñu woon force bi rek mooy comme li sëñ Dame wax liñ naan l'union fait la force l'union fait la soupe léegi boo divisé woo daanaka nee nañu soupe moom malade boo gën a néew doole sax mën na ko war a xam mu dem. parce que da nga divisé wu. waaye boo leen xësee ba uniru. defe naa comme ni mu wax transporteurs yi malheureusement joxe nañ ci exemple te gouvernement war naa moytu loolu nag. dem ba nit ñi yëg seen doole. ba nga xam ni léegi loolu kon à la fin dañ lay poñe am na yoo xam ni daal. bu dee mën nga ko maye def ko avant parce que sax politiquement da ngay am retombée. waaye bu fekkee da nga xaar ba ñu jéngu. ba sonnal la nga soog a def concession da nga def concession ba pare te doo ci am jaaraam. mu ngoog alors Mame Birame Wathie li ñuy seetlu quand même mooy li Adama wax léegi nii moo di ne te ku seetlu réew mi quand même man cee d'accord ak moom dañ naan réew mi dafa metti réew mi amul xaalis réew mi nangam ak nangam mais loolu ñi ci suuf ñoo koy yëg mais boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk au sommet de l'État seen train de vie man gisuma fu mu wàññeekoo tey jii campagne bi ñu jub ci campagne élection locale yi wane na ne tey lañ gën a am force de frappe fu ñu génne nga xam ne ñii am na lu ñu denc quand même comment nan la ñuy expliquer réew mi dafa metti en même temps ñi ko jiite ñoom mel ne yëguñu la xew. waaw xam nga réew mi moom bu méttee mosul ñàkk métti te à chaque fois buy métti. ci population yi lay métti. ñoom rek ñu koy diriger moom jafe-jafe xalaatuñ ko am. c'est parce que tout simplement le Sénégal n'est pas pauvre
mais ñi fa dëkk ay pauvres lañu. réew mi ñàkkul ñun ñu fi dëkk réew mi ñàkkul mais ñi fa dëkk am nañu. ce qui fait que véritablement ñiy diriger mënuñu ñàkk. te xam nga bu ñu nekkee dans une république boo xamante ne nii. le président def na sorti mu ne ministres yi ak directeurs yi ku ci dem élection bu ñu la gañee véritablement da lay dàq. ñu def élection 2014 ñu bëri ñu gañe leen mu dàq leen donc tey bu ñu ñëwaatee élection locale ñooñu nga xamante ni wàcc nañ ci terrain bi di politique yi muy directeur wala muy ministre day jàpp na objectif am mooy gañe élection yi. te bu boobaa pour mu tibb ci keesu direction ba wala ministère ba mu nekk def ko ci campagne bi du doon dara parce que benn lay doon dootuñu xàmmeeti objectif résultat maanaam ministère bi wala direction bi ak résultat yi ngay joxe ci politique bi te bu ñu demee ba toll foofu véritablement ça devient extraordinairement grave. Alors Pape Makhtar très souvent dañuy wax ne bukki su yebee waxambaane ca ndoxin ma la transporteurs yi def nañ fi grève lu mu gaaw état bi régler seen i mbir mais est-ce que quelque part su fekkee ne ñoom daa mbooj ñi jàngalekat yi seen i jafe-jafe boobu ba léegi ñu koy wax naan respect des accords état bi réglé wu ko est-ce que c'est pas parce que quand même les organisations syndicales sont devenues faibles dans ce pays. waaw non seulement sont devenues faibles sax mais tey jii dafa am une forte politisation bu ñu gisee par exemple benn organisation syndicale boo xamante ni fan yi la passé dafa ànd ak Diom Diouf Sarr dinaan dañ kii dafa ànd ak kii ba ni dañuy soutenir Amadou Ba ni dañuy soutenir ki nga xamante mooy Diouf Sarr pour mu gagner ville de Dakar oui kii la bu ma juumul mooy seen association kii lu mu tudd des commerçants là. ok commerçant yi la dinaa ko jàppoo bu ma juumul alors ñoom bu ñu demee ba fàtte li nga xamante ne moom moo nekkoon seen rôle di def ay politique dafay poser problème maintenant contexte bi aussi dafay justifier le fait que ñoom ñëpp dañuy def surenchère parce que bu ñuy dem ci période élection organisation syndicale yu bëri dañuy mettre li nga xamante ne moom mooy seen revendication sur la place publique tey syndicalistes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu jàngal bi ñoom nekkuñ si loolu parce que ñoom dañ nekk ci dans une continuité boo xoolee ñoom li ñuy demandé mooy respect accord yoo xamante ne bu ma juumul depuis 2014 la boobu ba tey ñu ngi leen defal dilatoire di leen naan taxaw leen bàyyi leen chaque année ñu commencé di leen retourner waat ci li nga xamante ni moom mooy li ñu doon dund dafay mel ni éternel recommencement la di indi ay slogan ay ubbi tey jàng tey ay mbir yoo xamante ni daal amul dara lu substantiel loo xamante ni nit ñi mën nañ si jàpp mais quelque part aussi dafa am ay syndicalistes yoo xamante ni parce que man bëggoon naa ñu am débat sax ak les transporteurs puisque waa ji mujjul woon ñëw xam nga dafa am loo xamante ni Moustapha parce que ñoom dañu profité wu ci occasion bi régler seen i problème fàtte askan bi les transporteurs xoolal tey jii booy dugg si njaganjaay yi amul njaganjaay boo xamante ne marchepied bi nekkul minimum 1 mètre boo demee si garage bi gis suñu papa yeeg suñu yaay bu ñu yéeg si njaganjaay yow da ngay rus bu ñu duggee ci biir indiscipline bu ñuy wane boo nekkee ci tali bi aussi bëri na si ñoom ñoo xamante ni tey jii bu ñuy wax problème mu tali bi yëpp ñoom ñoo koy indi te ñooñu transporteurs yi ñoom ñoo leen di fay non seulement ñoom amuñu contrat te dañ leen teg ci condition yoo xamante dañ leen mettre la pression am na benn jour fan yële passé la ma dugg benn taxi mu ni ma sëñ bi il faut nga wàcc man nga lan la mu ni ma non ku ko jox oto bi da ko jox heure ni ko 21h bu jotee bu indiwul otoom da koy dàq léegi kooku 20h30 bu jotee dootul nekkateet xelam transporteurs yi aussi noonu nañuy def à la veille du màggal wala du gàmm wala dara da ngay ñëw ñu imposer la ni le bus bi par jour 100 000 francs nga muy indil. car rapide par jour 50 000 francs nga muy indil boo ko indiwul yow mi nga xamante ni yaay conducteur bi. dañ lay dàq jël sa morom teg. pourtant loolu yëpp waroon nañ ko mën a teg sur la place publique comme dañ doon wax ñoom aussi seen revendication askan bi aussi am nañ ay revendications yoo xamante mais est-ce que loolu du responsabilité état wu Sénégal c'est-à-dire que oto yi daw mooy oto transport yeeg yeneen quel que soit ko manti moom yàlla na ko Moustapha moom yàlla na ko Pape Makhtar moom mais licence bi lay may ngay def transport en commun état wu Sénégal moo koy joxe quand même est-ce que du obligation état de veiller d'abord à ce que ñiy liggéey ci oto yooyu ñu teg leen dans les conditions respectables mais également ñu respecter des normes ci transport en commun bu normal suñ ko mënee waxee noonu. non mais absolument loolu état bi moom moo ko waroon def. mais comme ñoom dañ doon taxaw bërki démb di wax di naan dañuy jóg parce que dañu am lu leen métteeg yooyu mais askan bi ci boppam moom mooy parent pauvre bi c'est-à-dire askan bi daal moom la ndeyam ñaaw moom amul kenn koo xamante dina ko waxal ñoom nañuy utiliser ñoom nañuy taxaw ñoom nañuy defee pression dañuy naan comme askan bi dina sonn état bi dina si jéem def dara mais askan bi aussi yaakaar naa ni war nañ ko mën a yërëm ci yenn mbir yi te gis nga nag di delluwaat ci éducation bi xam nga fan yi passé ñi ngi gis benn mbir boo xamante ne bu doy waar la et c'était pas la première fois Caaroy wala Tëngéej balee stade yu laata ñu ko doon defar waaw bu nekkee ñi ngi fàttaliku nawetaan moo taxoon ñu bayoon gazon ba. waaw ñu toog 7 ans nawetaanuñu. léegi yow Moustapha nga gis ni askan bi am na si ñoo xamante ni dañuy développer li nga xamante ni mooy ressentiment parce que jàng nañ fu ñu war a jàngee. am nañu ay lijaasa
mënuñu gis liggéey. nga gis ci askan bi ñoo xamante ni jànguñu parce que ba ñuy xëyee gisuñu dara lu ñuy def seen kër gis nañu seen waajur yi ñu ngi nekk ci yenn conditions yi. ñu dem ci école te léegi école inscription yi nañ ci wax daam parce que léegi inscription yi pauvre mënatul jàng ci école. ndax inscription yi dem na ci yenn école yoo xamante ni yaakaar naa mi ngi dem ba ci ay presque 25000 ci waxuma la ci secondaire bi waxuma la ci ay kii de ci CM bi laa la wax. donc pour dire que imaginer nga am ñeent xale wala 5 xale yoo xamante ni dañu war a def li nga xamante ni moom mooy secondaire. nekk CM nga war a débourser 100 000 francs pour seen inscription. yow mi nga xamante ni amoo dépense nan ngay jëlee 100 000 francs yooyu si ñoo xamante ni dañuy wax xale yi dañu fexe ba dem toog ci école yi jàng yi donc dafa am ay mbir yu bëri yoo xamante ni tey jii vraiment buñ ko réglé wul. bu ñu wax waxu violence. justement Pape Makhtar tu en parles et ça tombe bien c'est-à-dire que tey il y a une violence boo xam ne moom la ñu gis dina ñëwaat léegi ci éducation bi daam violence boo xam ne moom la ñu gis ci stade yi ci làmb ji souvent dañ koy jiiñ la lutte. et nawetaan dafa mel ne une l'explication la plus simple la ñuy chercher que ni nawetaan il faut arrêter il faut nangam est-ce que tey c'est pas plus profond que ça xale yeeg violence bi ñuy wane ci nawetaan ci làmb est-ce que c'est pas plus profond que analyse bi ñu bëgg a def rek ne làmb ji ñoo mel noonu xale yi ne ci nawetaan dañoo xamadi. gis nga ñoom lu ñuy fàtte. mooy xale yi dem ci meeting yi di fa toj ay bopp. ñooy dem ci nawetaan yi di seetaan yi. ñoom ñooy dem ci làmb ja. xale yooyu loisiveté loolu nasaraan moo ko wax nee na est la mère de tous les vices. nee na gis nga boo deful dara xëyoo gontoo. yow mën nga doon lu ne. xale yi dañ leen teg ci condition yoo xamante ne Moustapha ñi xëy suba di gis. doomu ministre bi jàngewul Sénégal moom amul lenn loo xamante ne peut-être mérite mooy juddul. fekk papam nekk ministre. keneen ki nga xamante ni joxuñu ko même chance yi mais mu dem jàng fi mu war a jàngee yore ay licence am yore master am toog ci këram mënul def dara beneen mbir bi. ay injustice sociale mi gis chaque jour ñi nga xamante ni wala papam mi nga xamante ni da koy yàq ci ay valeur di ko naan da ngay xëy di dem di liggéeyi ji papa ji 5 heures du matin lay xëy yaay ji di xëy 5 heures du matin mais saa yu ñibbi si 2000 francs dañuy am peine pour indi ko si kër gi. mais xale yooyu nga defee ni dinañ gis ñooñu ay modèle bu ñu gisee ci wàllu benn Pape Makhtar boo xamante ni dafay gis ni benn yoon bu facile la jaar facilement mu am ci benn centaine de millions di dawal oto yoo xamante ni te xëyul gontul 14 heures lay yeewu wala 15 heures lay yeewu mais xale boobu mënoo ko wax a wax ba développer li nga xamante muy ressentiment te xale yooyu aussi bu ñu bëggee tukki nañ leen doon am visa bu ñu bëggee jaar ci gaal gi nga jël leen ñenn ñi tëj ci kaso bi bu ñu bëggee jaar ci suuf bi nga jël leen ñenn ñi tëj ci kaso bi mais xale yooyu da ngay créer li nga xamante ni mooy ressentiment boobu day dem ba ñooñ mën nañu sax xëy suba def ay mbir yoo xamante ne ay mbir terrorisme ak yooyu yëpp parce que dañuy dem ba dootuñu gisati seen bopp ci li nga xamante ne mooy société bi société bi moo leen exclure te nu ñu leen exclure yaakaar naa ne mooy système éducation bi nga xam wala système enseignement bi nga xamante ne dañ ko bëgg privatiser jël ñi nga xamante ni élitisme bi la di leen favoriser ñeneen ñi ñu jàppee ni ñi waruñu mën ay mabadaar nañ waruñu mën a dem fenn seen jàng te loolu boo ko defee après da nga leen di exclure xale boo ko teelee daax ci école mais ci mbedd bi lay mujj alors très bien ça tombe bien duñu tëj parenthèse boobu nañ ko continuer waxtaan après ñëwaat ci éducation Dame Mbodj alors Mame Birame li muy wax nii ci violence bi nga xam ne moom lañ gis bërki Dembo Ndiaye ci arène bi en plus ci stade ba ci Rufisque ñu bari daan man boog bokk naa ci wax ne nañ suspendre nawetaan nañ ko arrêté mais à regarder les choses de plus près est-ce que nekkuñu ci benn cycle wala boog toog ci benn bombe boo xam ne ça peut exploser à tout moment que ni nawetaan peut-être yoon la bu ñuy jaar juste pour exprimer li nga xam ne moom la ñëpp di ressentir. xam nga Moustapha boo nekkee Sénégal dëkk boo xamante ni dañu ne 70% wala lu ko ëpp. amuñu 35 ans donc c'est un pays boo xamante ne nii. Il y a énormément de jeunes. Oui, il y en a beaucoup, machallah. Tout à fait. Léegi boo Pape Makhtar wax na ko léegi. boo demee à l'université nga ñafe. jàng ba dem université. boo demee tey université bu mel ni université de Dakar. ñu ne la 51% de l'effectif de l'université fac lettres la ñu ne. fac lettres. di jàng ay anglais. di jàng ay je n'ai rien contre l'anglais nag comprendre di jàng ay anglais di jàng ay italien ay espagnol ay portugais mu leer na ni ñii nii bu ñu génnee lu ñu la meilleure chose bu ñu mën a def mooy dem jàngale ji te en quelque sorte pour man faculté boobu loolu moo tax ñu bàyyi ko noonu nu mu tudd depuis des années comme ça pour muy former véritablement ñiy jàngale ji xam nga léegi loolu c'est xam nga dañu ne boo bu ñu toppee les normes de l'UNESCO population bu nekk nu mu tuddati étudiants yi war nañu représenter au minimum 5% de la population tey jii nii boo doon calculer Sénégal ñi nga xamante ne nii ñoo waroon a nekk étudiant
yu jegewuñu ko sax. àggaguñu fa. te pourtant dañoo. te pourtant on a l'impression que étudiants yi dañoo bëri. très bien parce que li fi am déjà dépassé na la maa ngi lay wax léegi université ne la 51% fac lettres la ñu nekk. université boobu noonu milieu boobu noonu on regroupe là-bas plus de 80 000 étudiants yoo xamante ne ni véritablement ñu si bëri seeni perspective dafa bouger. La dernière fois maa ngi fi doon expliquer affaire médecine bi. parce que université Cheikh Anta Diop faculté de médecine moo fa tane. te boo jëlee étudiants yi nga xamante ni am nañu bac. élèves yi nga xam ne am nañu bac war a dem université. dama ne sélection bi ñuy def foofu ce n'est absolument pas normal c'est discriminatoire pour le Sénégal. parce que dañuy jël nga am par exemple nga nekk série scientifique. nga am de bonnes notes mathématiques sciences naturelles SVT et cetera. nga demander à ce que ñu orienter la fac médecine. mais Moustapha dañ lay jël yóbbu la PC wala ñu yóbbu la mathématique wala ñu yóbbu la leneen loo xamante ni leer na la ne soo génnee tamit comme waa fac lettres jàngale ji ngay def parce que ay chimie yooyu dañ koy jàng te amuñu fu ñu ko appliquer. léegi pendant ce temps faculté de médecine boobu nga xamante ni pratiquement budget université bi yëpp moo koy lekk. ñu fay pratiquement ay étrangers ñoo fa ëpp lu ñu fay orienter. Pendant que au Sénégal ñu ngi naan am nañu un déficit notoire de médecins dans certaines spécialités da ngay dégg sax ab région ñu ne la. dëkk bi yëpp amul lii. au Sénégal ñi nga xamante ni véritablement am nañu bac war a dem ci université war a jàngi loolu ñu xañ leen ko yóbbu leen fac médecine loolu mu nekk un problème. léegi boo ñëwee si ñi nga xamante ni jànguñu. te mu nekk l'écrasante majorité xam nga man j'ai toujours dit. que élève quel que soit ses carences waruñu ko dàq école. loolu c'est une catastrophe. wala même bu ñu demee parce que dafa am ñoo xamante ni yàlla dafa def seen xel mi day ubbeeku si njàng mais am na ñoo xamante ni manuel la ñuy gën a aay seen i loxo. donc waruñu dàq kenn bu ñu la génnee ci circuit école bi. dañu la dugal ci circuit très bien. léegi écrasante majorité boobu jànguñu nu mu tuddati toll nañ benn niveau 3e 4e wala am na ñoo xamante ni sax seen tur duñ ko mën a bind. lu mu dooti nekk écrasante majorité bi. comme li classe bi ñëpp di yem. waaw léegi yow Moustapha yow mi nga xamante ni yaa ngi ci koñ bi am nga sa master 2 ñoom xam nañu depuis ñuy nekk xale ñu ngi lay gis nga yor sa sac di dem di jàng di ñëw. di dem di jàng di ñëw nga dem ba am sa master 2 ñoom ñu gis la ci koñ bi nga nekkoon modèle amuloo loo def kat lu dul mujj teg foofu benn table di jaay ay mouchoir ak ay tàngal. comprendre nga donc kooku noonu véritablement. il décourage les milliers de jeunes yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ñu ngi koy entouré parce que xam nañu ne kii nii kat suñu toppee fu mu finalement dañuy xam ne dañuy teg table dañuy teg table tout à fait pendant ce temps ñu gis bof je n'ai rien contre les lutteurs mais ñu gis par exemple kenn koo xamante ni parce que certains champions sax on peut comprendre mais am na ñoo xamante ni c'est des lutteurs moyens nga ñëw benn jour bëri taxañ sa 10 millions comprendre ñu ne jënd oto bu rëy tout à fait mu nekk véritablement une association sociale boo xamante ni moom la ñu porté comme modèle déet teg ci président Macky Sall dem ba biir université ni xale yu jigéen ñi bu njëkk ba ay étudiants nañu doon ñaan yàlla génnal mais léegi jamono ji ay mbër nañu bëgg génnal. waaw loolu il a dit. il a dit. même xam nga Mame Boye Diao bu Kolda. li ko inspiré si kay yi ba mu def fi photom parce que photo kay yooyu. suñuy jamono ay mbër lañ ci daan def. ñun ay Tyson nag ay Manga 2 affaire yu demee noonu. mais sauf que là comparé. defoon ci ay Mame Boye Diao moo gën defoon ci ay mbër. non moom kay day je sais pas non day politique. day politique c'est vrai ça pose problème. mais bu dul woon politique bi. defoon ci ay Mame Boye Diao pour l'image l'élève. defoon ci voilà quoi. tout à fait donc. bu ñu demee ba nga xamante ni. ki nga xamante ni moom la ñu war a porter modèle. dañ ko effleurer parce que tey jii nii loolu je pense que c'est très simple à vérifier jëlal benn éminent professeur comme monsieur Samb nga teg ko mu def un discours bu rafet ci le Sénégal wala la société sénégalaise et tout ça nga enregistré ko dugal ko YouTube nga jël kenn du ko xool très bien donc tey jii nii loolu bu ñu tollee ci degré d'ignorance boobu ak d'incivisme boobu mais il faut véritablement s'attendre à ce que lii xew ni am te autre chose Moustapha te loolu dafa nekk loo xamante ne ni dafa yàgg ça date du temps des Romains ba ñu ne woon le Coliseum dañ koo def pour véritablement le jeu nekk l'opium du peuple ñu nekkat ñii nii comme que joxuñu leen perspective joxuñu leen liggéey joxuñu leen dara dinañ leen permettre ñuy fo parce que nawetaan bi ñuy wax ak lamb bëre dóor parce que il faut distinguer bëre dóor ak bëre simple waaw bëre dóor nee nañ tubaab yoo ko fi indi mais ak nawetaan yi tout ça c'est des créations
véritablement du colon parce que ñoom bi ñu ko fiy bàyyi xam nañ ne pendant les vacances là les jeunes su amul lenn loo xamante ne ay caaxaan la lu leen mën a téye mais ils vont réfléchir et penser que xalaat ne dëkk bi kat nu muy doxee du noonu. maintenant au lieu de réfléchir sur ces questions là. nu mu tuddati essentielles importantes ñu nekk di discuter ci ay nawetaan ay jeux et cetera et cetera. te loolu buy continuer véritablement mënuñoo xalaat ne dinañ accéder à un moment donné à l'indépendance. léegi nag ma daanelee foofu. léegi nag ma daanelee foofu quoi. xam nga bu ñu nekkee dans une société boo xamante ni on a dans le gouvernement ñaar ñoo xamante ni pratiquement ci mouvement nawetaan bi la ñu jógee. comprendre donc pour man. le ministre des sports Matar Ba très bien ñun ba ñuy nekk jeune dañu ne ñu au collège dañu doon wax naan. y a deux voies y a deux voies yoo xamante ni. boo nekkee jeune forcément da nga fa war a jaar pour am benn statut social bi après. muy l'armée wala l'université parce que foofu noonu di nga fa jàngee loo xamante ni véritablement na la mën a permettre suba ak gannaaw suba nga am noo nga xalaat noo mën a téye réew mi bu nekkee dénk nañ la ko. mais gars yi dañu créer une troisième voie mu nekk nawetaan yi parce que du ñu jaar université du ñu jaar armée dem jaar ci nawetaan yi ba tollu au sommet. léegi nag bu ko nit ñi di gis véritablement dañuy jaar ne mais li ci ëpp business lay doon te dañuy jàpp ne tant que ñu ngi continuer di maintenir cette activité là véritablement. mën nañ ci génn. alors c'est intéressant daam man mii def naa nawetaan c'est intéressant daam parce que bi les événements de mars amee.